أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp ci baatu jàmm ci baatu sutura ci baatu xéewal muy nuyoo waa aljanna muy baatu asalaamaaleykum ku ci nekk ña ngi lay fekk fa nga toog jox la suñu loxoy xol ziyaara la balu la xaq ndokkeel la ci weeru koor gi bal la ñaan yàlla borom subhanahu wa taala boole ñu jéggal te may ñu fekkee ko ay at yu bëri noonu la ñu nuyoo kilifa diine yi nga xamante ni ñoo ŋànk mboolem tariqa yi nekk Sénégal ñaanal leen yàlla sàmm leen yàlla dëgëral seen taxawaay yàlla yàggal leen fi comme niñ leen ko diggee woon gisoon ngeen ko noonu ci suñuy bande annonce ñëw nañ indil leen tey émission bi nan la ndam Ramadan ñu dig leen ko ci koor gi muy xewee fii ci Ndam TV ngeen ci ànd ak seen mbokk taalibe Serigne Babacar ma dalal ci ñoo xam ni nag macha allah ku ci nekk ay kàngam lañu ci métier bi ñu nekk ci wàllu wa ñu yëngatu ñoom laa fi dalal tey bu ngeen xoolee sama plateau bi ni mu yànjee nii ñu fët séene fee waxtaanee nag tey benn thème boo xam ni thème bu am solo la thème boo xam ni soxal na mag ñi soxal na ndaw ñi soxal na góor ñi waaye soxal na jigéen ñi muy lan sëyu démb ak sëyu tey. loolu la ñu war a traité fii tey ma ànd ceeg sama invité yi waaye balaa ñuy jàll ci thème bi dañ leen indil ay rubrique yoo xamante ni sama invité yi laay bàyyi ñoo koy indi waaye balaa loolu ma bàyyi leen ñoom ñu nuyoo tabarakallahu bu ñu nuyoo ba pare nag ñu daal di jàll ak yéen ci émission bi incha allah kon dañuy bàyyi soxna Mamy Traoré Mamy ñu ngi lay nuyu di la ziyaara. asalaamaaleykum Serigne Babacar fay naa la. xanaa rek di nuyu ñi nga xamante ne moom ñoom laa bokk ak plateau bi di wax suñu mbokku téléspectateurs yi ñu dal jàmm ak salaam ci seen émission Ndam Ramadan voilà. waaw kay mi ngi noonu ñoo ko gisandoo nuyoo baa ngi noonu bu soxna Mamy ñu jàll ci soxna Awa Bousso soxna Awa ñu ngi lay nuyu. yaa oustaz maa ngi lay fay di nuyuwaat ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau yi muy soxna Yanji yi toog ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ici ak au niveau international. di leen dalal rek ci émission bu mag bi ñu tuddee Ndam Ramadan. macha allah mi ngi noonu nuyoo bu sell baa ngi noonu ci soxna Awa Bousso ñu jàll ci madame Sène ñu ngi lay nuyu. fay naa la yaa oustaz di nuyu sama mbokk yi bokkal plateau bi. di leen wax Ramadan Mubarak. macha allah ñu ngi fii seen biir émission Ndam Ramadan. salaamaaleykum. waaw kay nuyoo yaa ngi noonu gis ngeen nuyoo bi nga xam ni soxna Mamy jàllale na ko. soxna Awa jàllale na ko waaye madame Sène jàllale na ko tey moom ay ajaratu rek yaa am la am ci sama plateau bi kon dañuy jàll ci soxna Degen ñu ngi lay nuyu yow it di la ziar bu baax a baax. oustaz maa ngi lay fay maa ngi nuyu aussi soxna yi ma bokkal plateau bi di leen wax aussi Ramadan Moubarak di nuyu aussi suñu internet yi ñuy seetaan à travers Ndam TV la télé de la victoire. macha allah mi ngi noonu yow it ñu ngi lay nuyu bu baax soxna Fatou Samb borom anniversaire bu neex bi ñu ngi lay nuyu yow it bu baax a baax. maa ngi lay fay oustaz maa ngi lay jaajëfal bu baax di nuyu ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal plateau bi suñu sistay ñaawal yi en même temps aussi du ñuy suñu téléspectateurs yi ñu seetaan à travers Ndam TV di leen baalu àq bu baax di leen baal àq. macha allah baal nañ la yàlla na yàlla boole ñu baal soxna mu xayri si Malick yow it ñu ngi lay nuyu di la ziara. si Malick fay nañ la. macha allah di nuyu ñëpp ñi ñu seqal plateau bi di leen wax ne Ramadan Mubarak di nuyu tamit fidèles téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñooy safoo la télé de la victoire Ndam TV di wax ne macha allah te oustaz Aya Seyda nga am ci plateau bi. macha allah et ci nuyoo baa ngi noonu. macha allah nuyoo baa ngi noonu ñoo ko déggandoo. nuyoo yu sell yooyu nga xamante ni jaar na ci sama invité yi nga xamante ni ay invité de marque lañ kon mi ngi noonu la ñu nuyoo tamit ñi nga xam ni ñoo ngi ñuy seetaan à travers internet bi ci seen émission bi di Ndam Ramadan fii ci Ndam TV mi ngi noonu comme ni leen ko waxee woon sànq rek dañuy jàll ak yéen ci rubrique yi nga xamante ni indil nañ leen ko war leen koo présenté ginnaaw ba ku ci nekk nuyoowee jàllal su nuyoo téléspectateur yi nga xamante ne ñoo ñu seetaan dañuy bàyyi suñu ndeyjoor soxna Mamy moom mi nga xam ne moo yor tendance koor mu indil ñu li nga xam ni moo xew ci koor gi Mamy tey bu ñu la laajoon koor gi lu ci xew rubrique lan nga ñu mën a indil tey baaxee ko téléspectateur yi. ok oustaz comme ni nga ko waxee rek tey jii dañ leen indi rubrique tendance koor
buñ na koor rek xam ne am na yu bees yoo xamante ne da ciy ñëw ba tax na dañoo wàccoon ci biir marché bi Sonadis fa waxtaan ak jaaykat yi léegi na xanaa rek avant que may def benn commentaire dañuy dem rek xool élément bi ñëw su ko fee bu ñu yaatal kon mi ngi noonu ñu dem seetaan ko daal di ñëwaat. salaamaaleykum mbokki téléspectateurs de Ndam TV di leen wax dal leen jàmm seen émission Ndam Ramadan alors tey nag ñoo ngi woon fi nga xamante ne nii mooy marché Mbedd Lamp fii nii ci Tëngéej ñëw rek waxtaane li nga xamante ne nii mooy tendance koor alors tey nag ñu ñëw toog suñu yaay ji pour laaj ko tàndax ma yeeg ndax ku nekk xam na ne koor gi moom loolu la ñuy dogee nag dañ koy laaj rek nan la demee tàndax ma geeg jaay beeg jënd bi ba xool nu mu fa demee avant et après ni avant ak pendant ni ci weeru koor bi maman nuyu naa la. waaw fay naa la maa fi. maman noo tudd. ça va man maa ngi tudd Pendelo. waaw. yaa ngi ci koor bi. maa ngi ci koor gi waaw. waaw léegi maman dama bëggoon a xam tàndax ma gi ba xool moo ngi dox wala. waaw sant yàlla rek daan na gën a dox nag waaye xam nga fi mu toll nii fi réew mi toll nii moom ñëppay jaay. waaw daan nañ xëy bu njëkk ba daan nañ xëy jaay 4 keesu tàndarma waaye léegi nii sant yàlla rek suñu xëyee dinañ jaay benn keesu tàndarma sutur la si bu ñu xëyee ñu ñëwaat. yow avant koor gi nii da nga daan yow tàndarma rek nga daan jaay wala si koor gi nii moo tax nga dugg non man bu koor gi ñëwee laay jaay tàndarma waaye su koor gi lul koor gi man ataaya laay jaay ak café Touba yooyu laay jaay waaye su koor gi ñëwee damay changé jaay tàndarma waaw. léegi audio bi nii da nga ciy dugg parce que bu ñu demee ba ci biir gars yi c'est vrai que nag parfois li seen jënd dina jeex mais yow instant bii nga koy wala ba koor gi di jeex yëpp da nga koy continuer di ko jaay. non man su ma demee ba koor gi xaaj damay changé waat ba den liggéey damay xool daal xale wala mu xool leneen daal ba koor gi jeex ba korte gi ma delluwaat ci sama liggéey. ok donc mën nañ kon tàndama gi commencement koor gi rek la gën a doon ba am 10 jours yooyu rek 15 jours nga arrêté waaw. waaw kay yaay kontaan naa lii nag lu mu doon ay lan la ay napp la. lépp tamit ci koor gi rek. waaw ci koor gi la nga koor moom dafa yàlla moo ko jagleel nit ñi dafa baax dafa barkeel daal da ngay def lépp lu bees ngay def ngay def napp yu bees kaas yu bees lépp daal pour rafetal jëmm weeru koor bi rek waaw ndax koor dafa sell ñaan yàlla ñu fekk ko ay déwén yu bari ci barke Seydina Mohamed. amiin merci beaucoup kontaan naa ma Penda. jaajëf waay jaajëf merci beaucoup. waaw kay comme ni ngeen ko gisee gis ngeen noonu suñu yaay jooju noonu nga xamante ne dafay jaay ay tàndarma muy maman Pendelo nag moom comme ni ngeen ko gisee rek wax na ko ci ay waxam laaj naa ko ba xool ne yow lii ngay jaay wala mu ne noonu koor gi rek te premier quinzaine bi lay doon donc. ñu seel na aussi en même temps dafay jaayal ay napp waaw ndax nee na rek jéeg yi suñu marié yi nga xam ne ñoo ngi kii bi ñoom dañuy faral di taaj waaw voilà di taaj ndogu donc ñoom nag yu mel noonu c'est-à-dire dañuy topp événement yi tendance yi la ñuy topp bu ñëw rek vu que ay jaaykat lañ dañuy xool yi nga xamante ne ni mooy gën a dox ci événement bi instant bi voilà ak la cay dox instant bi tàndax ma moo dox ak nappi ne na bu nee ba nga xamante ne quinzaine bi jàll na dañuy wàcc korité bi dañuy dugg ci préparation korité bi du coup day dem xooli ay dàll xale yu demee noonu ñëw teg ko rek macha allah voilà kon mi ngi noonu ñoo ko gisandoo tan li nga xamante ni moo xew ci koor gi comme ni mu ko waxee rek événement bu nekk ak la cay dox koor dañu gis ni tàndarma daf ciy dox waaye comme ni mu ko waxee napp yi ñi nga xamante ni dañoo nekk ak seen àllaaji ci biir kër gi war nañoo ut ay napp yu baax yoo xamante ni comme ñoom madame seen mi tabarakallahu war a defaral sëñ bi yu baax kon mi ngi noonu loolu la ñu soxna mami indiloon ci tendance koor dañuy jàll rek ci soxna Awa Bousso moom moo ñu indil style et koor ndax ku ne boo nee weeru koor ak budul weeru koor colin dafay changé buñ ñëwee weeru koor da ngay gis beneen colin boo xamante ni amaana daawoo ko gis kon soxna Awa lan nga ñu indil tey ci koor gi. waa yaa stage démb tey seeti woon naa benn styliste bu mag comme dañ ne style ak koor ma seeti benn styliste bu mag ñu waxtaanee li nga xam ne moo di style koor parce que dañuy faral di gis que ni xale jigéen ñi bu weeru koor jotee changement day am ci ñoom seen colin maanaam ni ñuy solo ak ni ñuy tegee seen kol ba tax na dama leen di bàyyi rek ñu daal di dem xooli rubrique bi ñëwaat waxtaanee li nga xam ne moo di style ak koor. kon mi ngi noonu ñu ànd dem seetaanandoo ko daal di ñëwaat fii ci plateau Ndam Ramadan. Salam chers amis téléspectateurs de Ndam TV tey nag dañoo ñëw fii ci Thiabou Design fekk fi propriétaire am nar a waxtaanee li nga xam ne moo di style ak koor alors tonton Thion nuyu naa la.
waaleykum salaam ñu ngi lay fay soxna Awa. alors ñu gis ne stylisme sa domaine la ani lan nga ñuy wax ci xale jigéen ñi nu ñuy soloo ci weeru koor bi. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Ndam TV di nuyu spectateurs yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu ñëpp ak di leen baal waa di wax ne rek xale yi jigéen yi moom yaakaar naa ne weeru koor bu ñëwee ñëpp a ci def taxaw seetlu waa xanaa ne jigéenu Sénégal yëpp ay sellal comme ni ma ko yoree école fii rek man damay gis ne coppeeku day am dañuy àbb sijaada julli di sol gi yiw te ma yaakaar na loolu continuité la war a nekk ndax xale góor ñi gën a dal. alors yan style vestimentaire la ñuy faral di gis ci weeru koor bi. waaw boo xoolee weeru koor gi ci commande yi may faral di am fii man góor ñi lay gën a ñawal boo xoolee jigéen ñi c'est rare ma ñawal leen bon li gën a xew léegi mooy costume africain ak jesner yi ñëw Sabador Macky Sall yeeg yooyu quoi. ani nan ngay dundee weeru koor bi ak say activité noo koy amalee. waaw weeru koor bi ak activités yi moom xaw na métti surtout bu koor gi demee bay waaj a jeex ngoon geeg yooyu mais suba gi moom samay activités yi dama koy def di pareil au même comme ni ma koy daan defee rek mais bu ngoon gi xasee ñëw moom yaa ma gën a xam seeneen yi dañuy kawute quoi. d'accord léegi tenue góor yi entre yëre góor yi ak yëre jigéen yi yan ñoo ci gën a dox présentement. waaw de mon côté si ñaw bi boo xoolee man je suis un styliste côté homme man si góor ñi laa gën a féete que jigéen ñi boo xoolee lu ci ëpp rek donte dinaa ñawal jigéen mais du bari mais góor laal moo ëpp li may ñëw quoi. sa évolution clientèle nan lay demee bu weer bi desee fukki fan. waaw boo xoolee bu weeru desee fukki fan comme ci weeru koor gi man bu koor gi dawee 15 jours damay arrêté samay commande looloo tax may wax samay clients yi ma yor yëpp balaa koor gi dem 15 jours damay arrêté commande yi. commande dernière minute nag nan lay demee ci yow ane noo koy dundee. waaw commande dernière minute mënul ñàkk des fois moom du ñëpp a tolloo doole am ñoo xam ne dañuy ñëw commande dernière minute mais comme yem naa effectif te dama yor école ñooñu dama leen di féetale ci samay apprentis ak école yi nga élèves yi nga xam ne ñoo ne fii. alors c'était tout pour votre rubrique style ak corps prochainement dañ leen di jox rendez-vous ak benn styliste. alors tey nag dañu seeti woon tonton Thione doon styliste bu mag au niveau de Rufisque ñu waxtaanee ak moom li nga xam ne moo di style ak corps moom nag point de vue am yaatu na lool parce que waxtaanee nañ li nga xam ne moo di solinu xale jigéen ñi moom yéemu ko parce que nee na weeru koor bi bu ci nekkee ay activité am dafay dox lool. ba tax na bu koor gi desee ay fukki fan wala fukki fan ak juróom day daal di bloqué li nga xam ne moo di ay commande am yaa oustaz dañuy ñëwaat ci li nga xam ne moo di style corps nag buñ ko waxee suñu mbokku jigéen ñi ñoo ci ëpp wàll. ba tax na biñ ko laajee ci entre tenue góor yi ak les tenues yi nga xam ne moom la jigéen ñi di faral di sol moom daf ñoo wax que ni tenue jigéen ñi moo gën a dox ci wàllu woowu parce que jigéen ñi dafa mel ni ñoom ñoo moom weeru koor gi loolu daal lañ leen andiloon tey ci li nga xam ne moo di style corps ci rubrique bi di Ndam Ramadan fii ci Ndam TV la télévision de la victoire prochainement nañ ci ànd ak benn styliste bu ñu ràññee lool au niveau de Rufisque. macha allah soxna Awa am na solo gis ngeen lim leen indil ci style et corps weeru koor bu ñëwee da ngay gis ni habillement yi dafay changé colin gi dafay changé man damay faral di wax sax naan bu koor ñëwee moom mëlfa yi dafay dox. ndax sañ sa mëlfu moom daa yomb da ngay ñëw rek tërëx laa daal dem sa yoon waaye bu koor gi jeexee rek nga gis tabarakallahu yeneen yi daal di ñëw kon mi ngi noonu loolu la ñu soxna Awa indiloon ci style et corps xam naa dañuy jàll rek ci suñu beneen invité bi di madame Sène waaye madame Sène moom damay wax ni moom rubrique bi ñu ko jox dama naan la garwa c'est normal moom moo ñu war a indil femme ak corps bu ci waxee nag war na cee wax kon tabarakallahu dañ koy bàyyi moom mu wax ñu lan la ñu indil ci koor gi. waaw yaa oustaz comme ni nga ko waxee dañoo doxantu woon tuuti ci biir marché bi xool jéeg ñu baax yi bu ñu waxee femme jigéen ñi ñu baax yi bëgg lu baax moo tax ñu koy wax ba tax nañu doxantoo ci biir marché bi rek fekk fa benn maman bu baax bu yëngu ci femme yu baax a baax comme koor gi moom lépp lu bees lay doon jigéen ñi duñu def lu jul di lal lu baax di naane lu baax di taajee lu baax kon du ñu def dara lu dul ànd ak suñu mama dem seeti élément bi te ñëw. waaw kay ñu dem seetaani élément bi daal delluwaat fii ci plateau bi Ndam Ramadan.
asalaamaaleykum suñu mbokk internetu Ndam TV nuyu nañ leen ziar nañ leen tey nag ñu ngi fii ci marché Tëngéej fas yéene waxtaanee li nga xam ne mooy feem ci koor boo waxee feem ci koor nag mooy jigéen bu ne am na cas boo xam ne noonu ngay taajee sa ndogu wala ni ngay préparé sa ndogu tey nag ñu jàkkaarloog suñu mama bu ñaawul bi mama nuyu nañ la. maa ngi leen di fay. noo tudd mama. Nafi Ndiaye. Nafi Ndiaye. waaw mama gis nañ weeru koor bu jóge see jigéen ñu bëri dañ koy waajal lu waral loolu. dañ ko war a waajal ndax weeru koor liñ ci war a waaj yëpp dafa bari surtout sama doom yi ñoom laay jëkk a ñaax ndax ñun sax ay meer lañ suñu wàllu wéy na waaye weeru koor bu jotee war nga defar ba mu baax ndax defar ba mu baax bi mooy bu ngoon jotee bu sa jëkkër wàccee war nga mën a sangu ba set defar ba mu baax teg sa sol solo rafet teeru sa jëkkër ba mu ñëw nga taaj ko reer bu neex. defal ko café gu neex defal ko su son yu neex defal ko say ñamatos yoo xam ne boo ko taajee rek macha allah yaa ngi déggal ma ba xolam bég nga waajal jënd sa jën yu baax jënd sa ginaar yu baax togg sa ndogu yu neex ndax nag loolu lañ ci am ci weeru koor bi defar ba mu baax waajal sa njaboot defar ba mu baax soo sa mënee ñambas sa jëkkër nga waajal ko nga defar ba mu baax ndax ñun loolu rek la ñu am ndax weeru ko dafa nekk weeru rëy weeru màgg weeru lislaam kon nag boo ciy dugg yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ci génn ci alhamdulillahi rabbil alamin te it lépp luñ ci jaamu yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul yu jëkk yi ak yu mujj yi barke Seydina Muhammad. amin ya rabbi dégg ngeen ko suñu maman nee na ñu dugg ci bisimilah génn ci alhamdulilah rabbil alamin maman am na lu des suukaru koor dafa nekk loo xam ne dafa fitnaal jigéen yu bëri ndax c'est obligatoire. suukaru koor moom dañ ko def aada nag daf ko cosaan dañ ko def aada daf ko cosaan ndax lii aada ji mooy su weeru koor jotee nga ne il faut ma jox sama njëkke il faut. ma jox sama rek jëkkër mu nekk lu métti loo xam ne lii itam am na ñoo xam ne ñi sax dañ ko bokkal natt man gis naa ñoo xam ne ni natt lañ ko def di ko natt chaque fin du mois ba weeru koor yi ñu ne ginnaaw suba la ñu dajji kees gi séddoo ko kenn ku ne lañ ko am mu néew mu bari xelaatoo njaboot xelaatoo dara yaa ngi xelaat lii naa ko jox sama premier njëkk meen lii naa ko jox sama premier njëkk gi pourtant loolu newul ci lislaam newul ci lislaam de diine accordé wu loolu nun noo ko def cosaan rek muy nekk nag aada joo xam ne ji nag dina fi naqaree jëlee aada ju fi naqaree jële la nag ndax def nañ ko cosaan ba par la force nga koy def waaw am na ñoo xam ne ñi ndeysaan dañuy bëgg a xaccu def li kii def te duñu ko man jamono neexul jamono neexul te ku sa mbootu réer da ngay làmb sa ginnaaw mais par la force nga def ko parce que moom la ñu teg ba pare mënatul nga dindi de. même boo ko amul sax maman par la force. boo ko amul sax di nga ko débrouiller jox say njëkke di nga jox say njëkke de ndax aada la joo xam ne ji kenn mënatu koo dindi neexul dindi de weeru koor bu jotee di nga teral say njëkke teral say goro obligatoire il faut nga def ko. par la force nag. waaw d'accord sama gars yi déggal sama maman nee na suukaru koor par la force dañ koy def comme maman du ñu ngi tàggatoo rek suñu mbokku téléspectateurs yi waxtaan ak yu baax yi tamit da ciy baax feem ci koor. waaw ndax jigéen yi ba léegi ñu ngi ñëw jënd. waaw parce que ñun. ñu ngi fii ci marché Tëngéej la ñuy jaayee. ñu am sunu xeeti baax. wàcc suñuy voile suñuy vax suñuy brodé suñuy fil à fil suñuy tissu sañse suñuy jasineer suñuy bassin riis te weeru koor bi noo koy teral gaa yi rek laa nga di leen xaar sañse ba baax nag taj alaaji bi ndoko yal na yàlla defar lépp. est-ce que dina yëgati xiifaay bi sax. gaw ma ka nag kon sama gars yi suñu maman nee na daal feem ci koor nag dañ koy waajal surtout jigéen yi di ko toggee ba mu baax taajee ba mu baax ba sëñ bi sax bu gisee solin bi sax du xiif. kon mbokk yi fii la woon marché HLM marché Tëngéej feem ci biir ko seen biir rubrique. waaw suñu maman bu ñu fekk ci marché fii ci Tëngéej nag même moom maman na fi moom ak nee na nu mu gisee Ramadan mooy jigéen bu nekk weeru koor bu jotee donte dañuy def feem mais weeru koor bi bu jotee ci la feem yi di gën a génn. ndaxte nu ñuy taajee nee na sax
sëriñ bi sax bu jàkkaarloo ak taabal bi rek dootul xiif. ba tax na nee na jigéen yi daal moom lu mu leen di ñaax mooy nañu gën a génnee seeni fem weeru koor bu jotee parce que coono bu ñuy àndal ñoom góor ñi ak ñëpp. jigéen bu nekk daal moom dafa war a fees fësal bépp feemam. loolu daal moom la maman na fi àndal bu ñu weesoo ci loolu dugg nañ ci suukaru koor. suukaru koor mu nekk lu fitnal jigéen ñu bëri. maman na fi nag nee na suukaru koor c'est obligatoire ci jigéen yi parce que dafay neexal sëy day boole njaboot te day indi jàmm ci biir kër yi nee na daal suukaru koor daal lu war la te c'est obligatoire. kon loolu la ñu indi woon ci élément bi xam naa ba beneen émission seen biir rubrique mooy fem ci koor jigéen ñi gën a baax gën a tendance ak gën a génne fem yu neex. macha allah ñoo ko déggandoo xam naa ni caameen ak saareen yi ak séeréer yi moom fi mu ne nii ñi ngi tàqamtiku ndax lim fi wax yëpp bu koor gi ñëwee moom bu 17h xësee jot dootuñu am jàmm rawatina nag bu ñu amee jongama joo xam ni 18h mu commencé lal. day ñëw rek toog farankulaay. kon macha allah waaw daal di defar dressé table ba mu baax xam naa loolu la ñu madame Sène indiloon ci fem ak koor kon dañuy jàll suñu beneen invité soxna Dégène moom nu ma koy tooñee naan ko Dégène Chimère moom mooy caatu Ndam TV moom moo ñu war a indil noo ko dundee. noo ko dundee moom xanaa mooy nu ñu dundee koor gi kon dañuy bàyyi nga wax ñu yow Dégène nan nga dundee koor gi. waa oustaz koor gi moom ak période bi mu tombé di moom yaakaar naa ne méttiwul. mais quand même gis nañ ne dafa wute trop ak yeneen weer yi. ba tax na comme ni nga ko waxee woon sànq rek jigéen ñi léegi dañuy liggéey góor ñi dañuy liggéey. léegi nag dañoo demoon fi nga xam ne moo di jokkul seeti waa mouvement les Linguères de Bay Sawar ñoom lañ seeti woon di xool nan lañ dundee koor gi laataa ñuy développé rek ñu bàyyi ba dugg ci élément bi daal di ñëwaat. ok mi ngi noonu kon nañu àndandoo dem régie seetaani élément bi daal di delluwaat fii ci plateau Ndam Ramadan. tey ñu am mbégte ak contentement ñëw fi nga xam ne moo di jokkul seet fi ñi nga xam ne mooy waa réseau des Linguères de Bay Sawar laataa ñuy wéyal suñu rubrique rek ñu bàyyi leen ñu daal di présenté wu madame nuyu naa la. waaw salaamaaleykum rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal ak jàmm di leen remercier aussi seen déplacement man maa ngi tudd Rokhaya Sène di présidente du réseau des Linguères de Bay Sawar di am vraiment satisfaction si ñëw bi ngeen ñëw fii. pour mën a amal ak ñun jotaay bi dama naa sax c'est la première fois ñu am occasion bi daal di leen remercier seen déplacement di leen ñaanal rek seen télé bi yàlla na gën a dem ci kanam. léegi rek ñu bëggoon xam comme que weeru koor wute bi mu wutee ak yeneen weer yi ñu bëggoon xam ak seen liggéey nan ngeen ñu dundee weer bi. waaw comme ni nga xamee rek koor moom daanaka sax boo xam xoolee si ngay ëpp temps. parce que souvent ñun d'habitude ngoon gi lañ daan liggéey mais mois de Ramadan dañuy changer emploi du temps bi dañuy ñëw maanaam matinée bi la ñuy liggéey bu ñu liggéeyee ba 14h ku ne dellu sa kër mais du chaque jour aussi la ñuy liggéey parce que ñenn ñi dañuy nekk seen occupation am ay jours spéciaux yoo xam te ne si la ñuy daje def benn liggéey boo xam te ne liggéey d'ensemble lay doon teg après ku ne delluwaat sa gox. macha allah yaakaar naa ne organisation bi nice na te foofu nga duggee woon sax sama deuxième question mu doon nekk yéen ñëpp ngeen nekk ay mère de famille war a wàcc dem toppatoo njaboot gi ana naka ngeen def ba loolu lépp daal di antu. waaw xam nga loo gis rek organisation la te dama naan transformation bi yemul rek si ñëw liggéey dem mais dama lay xamale ñi fi toog ak ñi fi newul sax dañuy tàggat ci domaine bu ne maanaam dañ la tàggat yow en tant que leader wala en tant que responsable nan nga war a mën a planifier sa temps ba yow sa liggéey du la tere gérer sa kër. tey jii c'est sûr que ne ñoom ñoo gis fii ku si ne rek liggéey nga la nga war liggéey bien avant donte li parewul nga xam ne yow même boo fi jógee 14h wala 15h sax soo demee la des si liggéey du bari maanaam jàngal ñu système de planification technique ku si ne rek balaa ngay ñëw di nga def l'essentiel de ton travail soog a ñëw ci réseau bi daal parce que bëgguñu liggéeyu réseau bi di leen tënk ba mu nar leen a yàqal seen li nga xam ne mooy seen foyer loolu du objectif bi moo tax jàppal ne daal fii ay femmes leaders ñoo fe ne ñu organiser ñu xam li ñu bëgg ak fi ñuy teg seen tànk voilà. ah loolu moom macha allah bu ñu gisee jigéen nekk ci seen liggéey aussi nekk ci kër yi duñ def lu dul féliciter leen léegi ñu bëggoon xam aussi yan produit ngeen di proposer ndax ak koor gi dafay am différence ak yi ngeen daan proposer aussi. léegi nag comme mois de Ramadan bi ku ne xam na ne produit dafay varier moo tax en ce moment yaa ngi gis ni ñuy defa jus concentré jinjeer bi bu ñu paree ci daxaar bi la ñuy dem au delà des jus
léegi dinañ defar donte ne savon bi moom mënta ñàkk ndax dañ ko utiliser tout le temps mais dañ ko préparer bien avant le ramadan pour bañ a sonal jigéen ñi si yëngal beeg ainsi de suite léegi nag jus bi lañ gën a privilégié ci koor gi ak defar macédoine yi ak soow bi aussi ñu ngi defar les cahiers di defar yaourt ak céréale bi boo génnee ci bitin yi si table yi nga gis ñu ko exposé noonu aussi pâtisserie bi ñu ngi koy def pâtisserie bi parce que déjà moom laa doon chauffeur pour mu indi ko parce que kooku aussi lingeer la si ñun mais comme moment ramadan bi aussi moom liggéeyam la dafay bari commande moo tax moom li mu liggéey nee naa ko naka indi pour yéen ngeen mën ko gis balaa ngeen di dem kon jàppal ne ñu ngi ci volet yëpp mais koor gi moom pâtisserie bi lañ gën a favoriser jus bi ak céréale bi parce que mooy li gën a dox voilà. waaw léegi loolu nekkoon lu am importance aussi puisque produit yi dañ koy soxla tous les jours ngeen di ko defaat di ko exposer ñëpp di ko gis aussi di si jar ñu xam nañ ne loolu c'est une chose à féliciter léegi daal ñu doon leen laaj rek lan ngay tàggatoowee ak lan ngay conseiller jigéen ñi nekk si kër ñi te yënguñu si yenn activités yi. waaw li may tàggatoo daal mooy remercier ñëpp commencé que nag ci président Abdou Karim Mbengue parce que tey suñu amee doole mën a taxaw fii mën a am sañ-sañu taxawal lii c'est grâce à lui. waaw daanaka dama naan mooy lépp parce que tey ñun ñi ñu xamante moo tax moo ñu boole kon moom tey balaa ñu remercier kenn moom moo tax man ma am maanaam tey sax dama naan doye ba am tey ba Sénégal gépp bi ma tudd c'est grâce à lui moom moo tax ma xam ñi ñëpp bu ma paree si moom nag remercier le mouvement Bay Sa War si Tëngéej peut-être li may conseiller jigéen xam te ñu ngi toog seen kër yi jamono dafa metti kenn toogatul bu ñu sañoo nag suñu kër la ñu toog gérer suñu famille bu suñuy jëkkër ñëwee fekk ñu fa mais ku ne xam na ne jamono ji benn jigéen toogatul il faut ñu planifier suñu temps jéem a daw uti ci dara bu góor ñi defee benn ñu def fukk parce que loolu moo fi am góor ñi bañu ñu mais dañoo amul wala bu ñu amul sax lañ yor matewul kon ñun il faut ñu am xam-xam am métier parce que àdduna sa nit ki dafa war am métier mooy tax nga maanaam nga yow nga féex nga noble maanaam ñu jox la cër mais dëkk si may ma abal ma bu yàggee ñu jéppi la léegi nag ñun suñu philosophie mooy jigéen ju ne da nga war a am métier ëllëg bu yow même bu dul réseau bi wala feneen sax yow bu kenn demul sax nga demal sa bopp mu jariñ la jariñ sa famille jariñ sa population jariñ société bi daanaka daal man loolu laa doon conclure jéggalu nag ci kàddu yi di leen remercier yéen aussi seen déplacement vraiment ñu ngi am contenté bu mat sëkk di leen ñaanal yàlla na yàlla gën leen a yokk ba ñu dégg leen fu sore. macha allah ñu ngi leen di nuyu yéen aussi di leen jaajëfal si suivre bi ngeen suivre seen rubrique bi di noo ko dundee di leen jox dig daje samedi incha allah bu 16h jotee ci Ndam TV la télé de la victoire. waaw Oustaz ñoo ko gisandoo ki nga xam ne moo di seen présidente bi moo doon def tey rubrique bi ak ki nga xam ne moo di Caatu Ndam TV léegi rek daan nañu wax seen emploi du temps ci koor gi parce que nee naa leen comme que ay waajur ngeen naka ngeen gérer koor gi ak seen kër mu daal ñu koy expliquer nee nañ aussi c'est pas compliqué. war nañu aussi li ñu exposé seen produit lan la ñuy proposé ci weeru koor bi aussi. mais tamit bi muy tëj dafa wax loo xam ne nee na sax da ko fàtte wax ci rubrique bi te da ko waroon insister. mooy que ni dafa war a gërëm ki nga xam ne moo di papam muy El Hadj Ousseynou Sène. nee ginnaaw bi mu ko jàppalee bañ teg ci seen li nga xam ne moo di seen mouvement les Linguères de Bay Sa War moo leen jox siège kër gi ñu nekk papam moo ko moom kon neewu na ma même booy dugal rubrique bi sax dama ko fàtte mais jàllaleel ma ko. léegi nag gis nañ ne macha allah femmes yi. ñi ngi def seen liggéey ci kër yi mais ñi ngi def seen liggéey ci milieu professionnel. donc comme ni nga ko waxee rek ñaari loxo mooy takk tubay te ñaari loxo mooy takk sër. wallaay dëgg la macha allah ñaari loxo yi takk tubay waaye ñaari loxo yi takk sër waaye moom it waajuram boobu yàlla na yàlla sàmm ko moom it yàlla barke liggéey bi bu baax a baax comme ni nga ko waxee kon dañuy jàll ci Soxna Fatou Samb borom anniversaire bu neex bi moom daa mel ni jooy jeexagul ba léegi moom moo ñu indil dàq koor moom nag indi na rubrique bu yéeme dañu gis ni moom gars yi léegi nu ñuy dàqee koor moom ba ngay gis benn Babacar boo xam ne day woor rek bu xëddee ba pare nelaw ba 14h julli nelawaat ba 17h julli nelawaat ba heure dog noonu la ñuy dàqee koor kon ñu bàyyi la Soxna Fatou nga indil ñu yow it ci koor gi noo ñu indilee ci dàq koor.
waaw oustaz comme ni nga ko waxee rek tey dañ leen indil benn rubrique bu bees tàq bu ñu dippee dàqu koor xam nga d'habitude ñun suñu mbokku njaay nekk suñu mbokku njóobeen ñoom dañoo ragal koor. wallaay léegi sur ce si mois de Ramadan jotee dañuy dàqee koor la plupart dañuy nekk seen ay ruqu. soit ñii di nelaw ak ku nekk si façon bu nga koy defee. tey nag demoon nañ fi nga xam ne moom moo di marché Tëngéej presque en face place Gabar. dama fekk fa suñu mbokk yooyu fa nekk laaj leen rek ñoom tamit nan la ñuy dàqee seen koor su baaxee ñu dem seeti vidéo bi te ñëwaat ci plateau bi incha allah. waaw kay mi ngi noonu ñu àndandoo dem seetaani ko daal di dellusiwaat fii ci plateau bi incha allah. asalaamaaleykum mbokki téléspectateur Ndam TV la télé de la victoire ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen dalal li ngeen xam ne moom moo di seen rubrique bu bees tàkk ñu koy dippee dàqu koor gi nag ñu seetlu na suñu mbokku njaayeen ak suñu mbokku njóobeen dañoo ragal koor sur ce li ñuy def rek mooy dañ koy dàq dem di toog li nga xam ne moo di si milieu public yi su ko defee ñun tamit ñu dàqaale ko rek dem xooli ñoom tamit nan la ñuy dàqee seen koor ay ci su baaxee ñu dem. dañ la. waaye maa ngi lay fay soxna si. sëñ bi tur bi naan la. man Lamine Diouf lañ koy wax. Lamine Diouf lan mooy sa métier. man laveur la. Lamine ñu ngi la fekk sa kaw moto nga toog ñu fekkee la ci yenn anam yoo xam ne macha allah nan ngay dàqee sa koor. waaw ni may dàqee sama koor rek moom du ma gisee job moom du ma yëg koor gi quoi waaye du ma ko gisul moom. day métti de. mais moo foog ne soo liggéey nga war a gën a nekk en forme quoi. man moom du may liggéey moom damay nekk en forme quoi waaye du ma liggéey moom du ma nekk en forme quoi. léegi soo liggéeyul d'habitude lan ngay def. fu ma liggéey damay fu ma ko mën a ser rek ma ser ko fa de ah. fu ma ko mën a ser ko fa. ba du tëdd nelaw. waaw loo si gis rek noonu la fa demee. kon ñu ngi lay jaajëfal bu baax. ayca ba léegi rek ñu ngi fii si marché Tëngéej tey nag ba taxaw bi yoon nag jeudi ma taxaw ñi nga xam ne ñooy sama maman yu ñaawal yi maman nuyu naa. maa ngi lay fay. tur bi naka la. Ngone Seck. tata Ngone ñu bëggoon nañ xam nan ngay dàqee li nga xam ne moom moo di ci koor. waaw koor nag mënuñu kaa dàq xanaa moo ñuy dàq ñuy daw kay. ah lan moo tax. koor yombut a dàq de. te ñaanuñu yàlla sax dàq dañoo bëgg rek di si sax nag di jaamu yàlla bu wér. dëgg la mais d'habitude temps yi nga xam ne moment yi nga xam ne defoo dara lan la lay fekk ngay def. damay fekk nag may dem école. damay dem école. professeur nga. surveillante la. d'accord je comprends. soxna si ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi. Ndeye Tuuti Sène. Ndeye Tuuti bëggoon nañ xam yow tamit nan ngay dàqee sa koor. xanaa liggéey li ma war a liggéey rek. sama liggéeyul ma toog yor sama cours di da wala ma saal sama téléconférence yow laa koy dàqee. ba boo ko si ñi di nelaw rek. non man moom du ma nelaw. waaw du ma nelaw. waaw ba léegi de ñu ngi fii si marché Tëngéej ma taxaw ak sama doomu ndeyu ñaaw lii soxna si nuyu nañ la. maa ngi lay fay. tur bi. Fatou Laye. Fatou Laye Diop. Fatou Laye yow dafa ma ni koor gi jàpp na la waxal bu baax. non koor gi jàpp ma sax. mais yaa ngi koy yëg bu baax. maa ngi koy yëg bu baax a baax. mais ñu romb la ci mbedd bi yow d'habitude nan ngay dàqee sa koor. man laay dàqee sama koor. heure jaamu yàlla bu jotee ma jaamu yàlla. benn waxtu bañ ma raw. sama koor ma wóor ka normalement ba ñu dugg si kenn mando toog jàpp sa ñàmb. soxna si noo tudd. Maam Dior. waaw tekkil masque bi yow tamit ñu mën a waxtaan ak yow foo dëkk. Bargny. Bargny. Fatou yow noo dàqee sa koor. dàqu koor rek comme kii ni mu ko waxee noonu laay def. damay xëy jaamu yàlla dem jàngi ji heure julli su jotee ma julli heure jàng su jotee ma jàng su ma paree moo loolu liggéey sama liggéey su ma demee suñu kër loolu laay dàqee koor. kon bokkoo ak bad girl yi quoi. bokkoo ak bad girl yi ñi nga xam dañuy xëy soo ba ngoon di nelaw. non man su ma demee am naa lu ma war a def dama koy liggéey. d'accord merci beaucoup. ayca suñu mbokku téléspectateurs yi lañ leen indiloon rek tey ci seen biir rubrique dàqu koor su ko defee rek yéen waa Ndam Ramadan ngeen wax ñu dan ngeen di dàqaale seen koor bu ko defee ñu leen jox dig daje rek beneen yoon incha allah ci yeneen i bërëb ak yeneen i dàqu koor rek à la prochaine. waaw oustaz yéen lañ leen indiloon tey ci vidéo ci élément autant dàqu koor mais oustaz laataa may développé bëggoon naa xam ñoo dan ngay dàqee sa koor. man leen daal xam naa ko moom bëgg naa nelaw lool. am naan bu ma xëddee ba pare dinaa tëdd nelaw waaye léegi comme damay liggéey nelaw bi mayu ma ko su ma xëyee daal dinaa xëy dem bureau toog werd jël samay kaamil alxuraan jàng ba yàlla may ma jàmm ma taal sama téléphone wala ordinateur bi di seetaan di déglu samay jàng wala samay waaraate waaw benn instant bi nag su ma bëggee divertiru taal déglu ñoom waaju baax ak daal di reetaan tuuti ndax ci la bokk waaw noonu laa koy jàppee daal bu ma julee tisbaar ba wàcc nag dem tëdd nelaw ba 17h ma jug. su ma jugee j'espère que doo nelaw ba heure dog jot rek. déedéet man moom jàmbaar la wax dëgg yàlla.
kon baax na ci vidéo bi ñu ngi am suñu benn moment bu ñu laaj moom nan la dàqee koor moom juste daf ñuy xamal ne moom professeur la mu ngi dëkk ba Bargny ni muy dàqee koor leen kese la mooy su amee cours day dem defi li nga xam ne moom moo di kuuram su paree ànd ak ay collègue am dem ñibbi ci biir rubrique bi sax mu may wax maa ngi koy laaj na la ñuy dàqee koor mu ne ma koor kenn du ko dàq mais effectivement xam naa oustaz après dama lay bàyyi foofu nga gën a développé juste benn rubrique la bu ñuy dippee passe temps genre temps bi ngay am boo xam ne ci biir koor gi doo def dara nan nga koy mën a dundee mais daal ci biir vidéo bi aussi gis nañ ku nekk gis nañ xale yi aussi ñoom nee na ni yàqee seen koor neen kese la dañuy ñëw jaamu yàlla seen heure liggéey su jotee ñu dem liggéey seen heure taal ndogu aussi ñu taale ko comme oustaz ku ñu gis ne ku nekk ak rek ni ngay dàqee sa koor waaw yow nooy dàqee sa koor yow non xam nga ñun la parce que man dama gis ne yow koor bi commencé bu ma duggee fii doo wax da ngay noppi rek. non lu ñu wax nga ree. non day fekk ma sonn xam nga dund élève dafa métti autant. surtout nga nekk étudiante xam naa ba mi sax xam na li may wax. nga dem jàngi soo ñëwee noo def nga tëdd xaw a fër ba tuuti balaa heure kii di jot. wallaay suñu nee la faatu nga ree. waaw il faut nga tey xel tuuti su ko defee loolu rek lañ leen indiloon tey ci seen rubrique dàq koor. macha allah mi ngi noonu ñoo ko déggandoo ni nga xam ni moom la wax ni moom la ñenn ñi di dàqee seen koor tabarakallahu ku ci nekk ak na nga koy dàqee waaye wax na ko léegi yaakaar naa nit du am gan seet si la nga koy dàq te weeru koor nag gan la goo xamante ni bu ñëwee moom moo ñu teral dañ ko war a accueillir waaye waruñu koo dàq kon ñu jàll ci suñu beneen invité muy sama sëriñ soxna Oumou Khayri si borom waañ wi tabarakallahu moom moo ñu indil koor et bien-être yaakaar naa ku wax koor di nga tudd lekk parce que sama mbokk séeréer yi bu ñu xësee ba dog dañuy jaawale dog ak ndogu ñaari baat la yu bokkul waaye ñoom jàpp nañu bu ñu nee dog rek bu ñu nee allahumma laka sumtu dañuy duy biir yi ba mu fees am ne bu ñu demee taxaw di julli sax duñ mën a taxaw benn place. baalu dañuy nelaw. waaw kon yow lan nga ñu indil tey loo xamante ni baaxee ko ñi nga xam dañuy woor alimentation boo xam ne dañ ko mën a jël ba duñu sonn ci koor gi. waaw oustaz di la jaajëfal bu baax a baax comme ni nga ko waxee rek ci corps et bien-être tey nag ñu demeloon leen Bargny ci clinique Rasoul dem seet fa benn sage-femme pour ñu waxtaan ci ñi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañu wan lor parce que ñoom it ci koor gi la ñu bokk waaye nag parfois ñoom dañuy fàtte seen bopp ndax xam nga bu si melee ni njaayeen yi bëgg lu yomb waaw mu ngi noonu xam naa rek bu élément bi yembee ñu bàyyi waa régie dugalal ñu ko bu ñu paree ñu xool rek luñ ciy commentaire kon mi ngi noonu ñu àndandoo dem seetaani ko régie bu yembee rek ñu jox ñu ko ñu daal di ñëwaat ci plateau bi. maaleykum mbokki téléspectateur de Ndam TV la télé de la victoire tey nag ñu ngi fii ci clinique Rasoul bu Bargny seet si fi madame Dieye ñu fas yéene waxtaanee rek ci wàllu les femmes enceintes ci koor gi xanaa rek ñu bàyyi ko mu nuyoo wax ni moom mooy kan ci hôpital bi. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk seen ci turam ak santam di nuyu ñëpp ñu ko nar a seetaan man maa ngi tudd Awa Laye Mbaye madame Dieye maay sage-femme merci beaucoup madame Dieye xam naa suñu laaj rek day dellu si ñi nga xam jigéen ñi nga xam ne dañu wan lor maanaam les femmes enceintes ba xam mën nañoo woor ak bu ñuy woor naka la ñuy wooree. d'accord question yooyu day ñëw souvent ak koor gi nii consultation lu bëri da ngay gis femme bi ñoom ñu ne madame ndax mën naa woor wala naa ci naan mais ñun juste li ñu leen di conseillé mooy koor gi moom xam nga mënoo wax kenn bul woor wala juste ñoom dañuy xool rek seen capacité parce que am na ñoo xam ne mën nañ bu ñu ëmbee déjà duñu suur dañuy lekk lu bëri dañuy am envie xiif chaque jour dañuy xiif ça dépend am na ñoo xam ne loolu la ñuy sentir am na ñoo xam ne tamit bu ñu ëmbee seen lekk du bëri seen appétit day wàññeeku bu dee ñi nga xam ne tout le temps dañuy xiif ñoom peut-être ñu xool bu dee seen yaram attan na ko ah mën nañu woor mais bu dee dañoo woor dem ba ci journée bi di sentir ay palpitations faiblesse boo xam ne c'est anormal wala ñuy miir wala ñuy am miir wala vertige c'est la même chose bu boobaa nag dangay xam ne wax dëgg yàlla sama yaram attan na koor bi te am na ñoo xam ne mën nañu woor du ñu sentir loolu bu ko defee ñooñu moom dañ leen conseillé ñu woor bu ñu wooree bu ñu dogee ñu xam ñu réhydraté wu maanaam ñu naan ndox mu bëri lekk fexe lekk alimentation bu
équilibré nga xam ne dinañ mën a am énergie toute la journée te tamit ñu farataal xëdd am na ñoo xam ne dañuy woo duñu xëdd comme enceinte yi woo dañ leen conseil pour ñu xëdd ñu mën a jël énergie pour toute la journée. est-ce que tey jigéen ji nga xam ne nekk na en état ba nekk ci terme est-ce que amul ay risques wala ay complications si mu wooree yan mooy risques yi nga xam ne moom lay encourir. waaw boo xam ku nekk xam na ne jigéen moom bu ëmbee doomam lu muy lekk si moom lay dépendre alimentation bi si yaay ji lay dépendre yaay ji moo koy alimenté mu nekk comme fin de grossesse wala début de grossesse c'est la même chose yaay doom ji yaay ji moo koy alimenté bu boobaa risque corps bi rek day nekk ay hypoglycémie wala faiblesse bi ma la wax léegi wala vertige ça dépend mu début ak terme ça dépend yow daal yaay sentir yaay xool dagam sa yaram àttan na corps bi wala àttan lan mooy sa mot de la fin. sama mot de la fin ak yi nga xam ne moom ngay ñaax jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk en état si weeru koor yi. d'accord léegi man li may conseillé ñëpp rek mooy koor gi moom wax dëgg yàlla xam nga diine méttiwul te dañuy wax ëmb mën na nekk ngant bu dee mën nga c'est bon boo dogee nga fii rek jëlaat ay force xëdd bu dee mënoo nag nga bàyyi parce que nga bañ a jël benn risque waaw man daal loolu mooy sama mot de la fin maa ngi leen jaajëfal di jaajëfal ñëpp merci beaucoup. madame Dieng ñu lay remercier waat bu baax a baax si disponibilité bi ak opportunité bi nga xam ne moom nga ñu may pour ñu sekk ak yow waxtaan bi nga xam ne jigéen ñi nga xam ne dañu wan lool dañ koy soxla lool surtout ci période bi nga xam ne ci lañ toll muy période koor xam naa li leen indi loon si seen ndam Ramadan ci weeru koor gi ñu joxante dig daje rek ci seen yeneeni reportage ak koor gi jaa ngeen jëf.